rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki téléspectateur yi nuy bàyyi xel noo ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baalu àq te di leen baalu àq di ñaan yàlla suñu borom boole ñu jéggal mbokk yi ñu ngi ñaanal it Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di xalif général des Mourides yàlla gën ko fee yàggal gën koo wéral gën koo dolle kàttan ñu ko ñaanal it mbooleem kilifay diine yëpp mbokk ñi teewlu ñoo ngi fii en direct ci Touba Mbacké ci buntu résidence Cheikhul Khadim tey ñeenti fan ci weeru Ramadan atum 1446 ginnaaw gàddaayu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ko le 5 mars 2025 ñu nekk rek ci liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy wéyal saa su ne muy liggéeyub mashrabu Chafi mu nekk liggéey boo xam ne ginnaaw tàkkusaan gu nekk ci weeru koor gi njàngum xasida gu yaatu lay doon goo xam ne dañ koy amal fii ci résidence Cheikhul Khadim ci teewaayuk xalifa général des Mourides ni mu ko baaxoo di amalee saa su ne depuis bañ dooree liggéey bi booba léegi muy ci atum 2018 booba léegi sëriñ bi mi ngi teewee li nga xam ne moom moo di liggéey bi ànd kook waa daara Sarxiya bi nga xamante ni saa su ne ñoom ñooy amal li nga xam ne moom moo di njàng mi nga xam ne nosee nañ ko noo xam ne bés bi yàlla sàkk defar nañ programme boo xam ne muy calendrier xam nañu kuréel gi nga xam ne moom moo war a prester ak kuréel gi nga xam ne moom moo war a accueillir li nga xam ne moom moo di sëriñ bi buy ñëw fii ci résidence Khadim Rasoul ginnaaw bu jullee takusaan bam amal fanweeri simili donc ñu nekk ci wàccaay wowule kilifa yi ñu ngi tàmbalee ñëw waaye rek ñu leeral leen ne bés bu njëkk ba muy premier jour Ramadan bi kuréel Nooru Daarayni bu Touba ñoom ñoo amal njàng mi kuréel Nooru Daarayni bu Mbacké ñoom ñoo gàttandu sëriñ bi ñaareelu bis bi kuréel gi nga xam ne ñoom ñoo amal njàng mi ci biir salle bi muy kuréelu Mafatihul Bichri bu Touba ñi nga xam ne ñoom ñoo doon accueillir sëñ bi moom mooy kuréel bi nga xamante ni moom moo di kuréel Muxaddamatul Xidma bu Touba ñetteelu bés bi niki démb kuréel Nooru Daarayni bi nga xam ne moom moo di kuréel Nooru Daarayni bu Thiès ñoom ñoo amal njàng mi ci biir salle bi ñi nga xam ne ñoom ñoo doon accueillir sëriñ bi mooy kuréel Jaalibatul Maraaxib bu Touba tey jii nag di ñeenti fan ci weeru koor gi kuréel gi nga xam ne moom mooy amal njàng mi ci biir salle bi moom mooy kuréel bi nga xamante ni moom mooy kuréel Serigne Mayib Gueye ñoom ñooy amal li nga xam ne moom moo di njàngum xasida gi ci biir salle Serigne Moustapha Bassirou bi waaye kuréel gi nga xam ne ñoom ñooy accueillir Serigne bi mooy kuréelu Mafatihul Bichri bu Touba donc loolee lañ fas yéene àndaat ak yéen rek incha allahu rabbi ci liggéey bi nga xamante ni moom mooy am fii ci résidence Cheikhul Khadim ñu fas yéene ànd rek daal di dugg ci biir neskis ngir fas yéene am li nga xam ne moom moo di réaction yenn kilifa yi nga xam ne dañuy ñëw fii ci mashrabu Chafi fii ci résidence Cheikhul Khadim ni ñu leen ko waxee rek fii ci suñu ginnaaw gis ngeen ñi nga xam ne ñoom ñoo di kuréelu Mafatihul Bichri bi déjà ñu ngi sur place ngir fas yéene tàmbali li nga xamante ni moom mooy njàngu xasida gi bu sëriñ bi di ñëw rek ci teewaayu sëriñ Youssou Diop mi nga xam ne mooy jëwriñu daara Sarxiya nga xam ne bés bi yàlla sàkk fii lay taxaw ànd kook yenn jëwriñ yi ngir accueillir ñi nga xamante ni ñoom ñoo di Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom sëriñ Bassirou nga xam ne saa su ne moom it buy ñëw day ànd ak ay jëwriñam bokk na ci sëriñ Moussa Nawel mi nga xam ne moom it saa su ne liggéey bu am solo lay def ci entourage sëñ bi ci li nga xam ne moom moo jëm ci protocole bi ci li nga xam ne moom moo jëm ci sécurité bi ànd kook ñi nga xam ne ñoo di kilifa yëpp ñoom Serigne Galas Kaltoom ak yeneen kilifa yi nga xam ne muy ndongoy tarbiya yi nga xam ne ñoo nekkee ci kër Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñoom ñëpp di jàpp ci li nga xam ne moom moo di liggéey bi loolee nag la ñuy wéyal daara Sarxiya jël nañ matuwaay yu am solo fii ci résidence bi ci mbooleem loo xam ne dafa jëm ci wàllum organisation bi ci fànn gu nekk nag sànq rek ñu koy leeral li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum kuréel gi defar nañ calendrier boo xamante ni diir bu weeru koor gi bés bu yàlla sàkk xam nañ kuréel gi nga xam ne moom mooy presté waaye xam nañ kuréel gi nga xam ne moom mooy accueillir sëriñ bi loolee lépp ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa conservatoire bu daara Hizbut Tarqiyyah def nañ ci liggéey bu am solo nos ko nosin woo xamante ni jël nañ kuréel yi nga xamante ni ñoom lañ gën a tàmm ne seenum njàng moom mooy gën ci teewaayu ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha daal di koy amal fii ci grande salle bi waaye noonu lañ jëlee ay matuwaay ci yeneen i fànn yu bëree bëri moo xam organisation bi la ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw ñu xam fi ñu leen di féetale waaye it jël ay matuwaay ci wàllum kaaraange muy sécurité bi ñi nga xam ne ñoom ñoo yor kaaraange gi muy waa police di ci liggéey ak élément yi nga xam ne ñoo yor wàllum sécurité ci daara Hizbut Tarqiyyah ñoom ñoo ñëpp ñu ngi def liggéey bu am solo ngir mboolem li nga xam ne moo di mashrabu Chafi fii ci résidence Cheikhul Khadim ñu mën ko fay amal ci ni nga xamante ni noonu la gënalee mbokk yi ñu nuyu baax a baax mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi ñuy bàyyi xel fu nekk ci biir réew mi ak ca bitim réew ndax jamono bi mbokk taal bi nga xam ne dañoo nekkee ci diaspora bi ñu ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax ci mashrabu Chafi bi ndax
bëri na ci ñoo xamante ni jamono bi da leen di fekk seen bërëbu liggéeyukaay waaye dañuy bàyyi xel bu baax a baax li nga xam ne moom moo di jotaay bi ba tax na ñii ñu ngi koy jàpp ci seen i ordinateur ñii dañoo nekk ci seen bërëbu liggéeyukaay yi duñ ko wuute benn yoon ci seen i téléphone waaye it ñi nga xam ne dañoo nekk jamono bi ci seen kër yi ñoom it dañuy bàyyi xel bu baax a baax li nga xam ne moom moo di jotaay bi fii ci biir réew mi di Sénégal ba foofee ca bitim réew ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziyaare nga xam ne jotaay bi jotaay la bu am solo boo xamante ni ñi fi nekk bëgguñ di ko wuute muy Touba Mbacké waaye tamit ñi nga xam ne nekkuñ ci biir Touba ñoom it bëgguñ di ko wuute ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax li nga xam ne moom moo di jotaay bi ci mboolem plateforme yi nga xam ne actuellement ñooy diffuser en direct li nga xam ne moom moo di événement bi di Mashrabu Chafia édition 2025 kon mbokk téléspectateurs yi ñu ànd ak yéen ñu dugg rek ci biir ñu taataan yenn kàddu yi nga xamante ni day bàyyi ko ci kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo ñëw fii ci Mashrabu Chafia bi ànd ak Cheikh Mouhamadoul Mountakha jotaay bu am solo bi nga xamante ni bés bu yàlla sàkk noonu lañ ko wéyalee ba keroog ñuy bëgg a ndogu ñu daal di ñaan daal di yeweeku kon ñu dugg ci biir rek daal di jël yenn réaction yenn kilifa yi. kii téléspectateurs yi ni leen ko waxee sànq rek ñu ngi fii ci résidence Cheikhul Khadim ñu ngi taxaw ak kenn ci jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah muy sëriñ Ahmadou Sidi Samb sëñ Ahmadou Sidi Samb ñu gis ne Mashrabu Chafia bi mu ngi dox waaye dafa am pàcc yu bu nekk ak ña nga xam ne ñoom lañ ko séddale ñu koy wéyal nga xam ne mooy tax liggéey bi lépp mën a jaar yoon ñu bëggoon nga ñëwal ñu ci wàllum organisation naka ngeen ko nosee ba li nga xamante ni moom moo di liggéey bi lépp mën a yem. waaw jërëjëf ñu ngi leen di sant bu baax ci seen taxawaay ndax Mashrabu Chafia tey jii yéen boo fi nekkutoon dana gën a metti ndax gis nañ ne li ëpp ci wàllu organisation bi li tax mu gën a yomb fexe nañ ba kenn ku ci ne fa mu nekk mu koy suivre en direct loolu yombal na bu baax liggéey bi nag lépp dafa tënku ci ay orientation ay ndigal yoo xam ne boo ko xasee ba jot bàyyi ko sëñ Mouhamadou Mountakha day wàcc sëñ Youssou mu wàcc ko ci ñun ñu mun koo wàcce ci mboolem activités yi nga xamante ni mooy am ci Mashrabu Chafia bi loolu it dañuy daal di gis ne leen lu ci ne dafa am ay rencontre yoo xamante ne bii moo koy tëral chaque ngoon day def benn évaluation bu sévère boo xamante ne bii duñ bàyyi dara secteur bu ci ne diggante sécurité diggante conservatoire diggante sono diggante audio ba ci aménagement léeg-léeg gis ne boo ñëwee gis salle bi day soppeeku loolu li koy waral mooy day am ay rëq-rëq yoo xam ne bu amee ci journée bi ñëw dañ koy corriger te loolu lépp dañ koy ànd ak ki fi toogal protocole sëñ Moussa nga xam ne saa su ne mi ngi surveiller lii tax waxtu ne sëñ bi buy dikk ak buy génn ak conditions yi fi kilifa yi nekkee saa su ne muy gën di jekk ñaari bi ñu ngi ko ànd ak les services étatiques lu mel ni sapeur da nga fiy gis dañ leen di pointer chaque jour à partir de 13h police day ñëw Croix-Rouge day ñëw santé dañuy dikk loolu lépp it dafa bokkaale ci coordination bi ndax liggéey bi day toll foo xam ni fu ful di daje di ci bëri loo xamante ni bi état moo koy defal morom te waaye nekkul si biir moo koy defal morom te kon daal ci tënk liggéey bi moom tànkeem la am amul tànk ginnaaw bis la boo xamante bi nag ku ne xam na ne day gën a bëri mbooloo waaye fexe nañ ba fenn fu ci ne li ci am solo mooy képp ku ne ci kër gi ak foo mën a ne di nga dégg njàng mi fépp foo xamante ni bi baas nañ ko it boo di nga mën a gis image njàng mi waaye salle bi it ñi fi mën a nekk rek ñoo fi mën a ne su feesee ñu fexe ba orienté nañu dem feneen mais liggéey bi ci ëpp solo daal mooy yéen bi ngeen yor mooy fexe ba waxtu wu ne fu ay mën a nekk sa téléphone ak sa télévision nga mën a suivre en direct loolu nag yombal na bu baax a baax liggéey bi it dañ ko ànd suñu mbokk Baye Fall ndax kër gi ku ne xam na ne genn kër la kon suñu ko àndee bokk ko kenn ku ci ne fa sa moom di nekk rek ngay nekk fa sa morom nekk nga bàyyi ko loolu tax ndogu yeeg njàng mi lépp di ànd ak sikar si ànd nekk benn ambiance boo xamante ne bi kenn du yàqal moom te loolu lépp sëñ bi la ndax dañoo bokk lu ñu mën a séddoo loolu ci am solo la kon daal loolu mooy mbiri daal jërëjëf sëñ Ahmadou Sidi Samb ci leeral yu am solo yooyu kon mbokki téléspectateurs yi lii mooy li nga xamante ni mooy présentation wala plateau d'ouverture bu tey jii di ñeenti fan ci weeru koor atum 1446 ginnaaw gàddaay gi
njàng mi door na fii ci suñu ginnaaw ci kuréel Mafatihul Bichri bi nga xam ne moom mooy accueillir présentement sëriñ bi ni ñu leen ko fàttalee sànq rek ci kilifa yi ñu ngi ñëw dañuy remettre antenne bi waa régie ñu wéyal liggéey bi foofee laata ñuy jox ki nga xam ne moom moo di Serigne Mansour Seck mu wéyal liggéey bi nga xamante ni moo jëm ci leeral kuréel gi jàng ak li nga xam ne moom moo di programme bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñooy topp suñu programme fii ci kër Sëñ Tuubaa gi muy al mashrabu saafi min al manba'i shaafi mu mel ne kon miin ngeen jataay bi tey di ñeenti fan ci weeru koor dëppook le 5 mars ñi ngi fii ci kër Sëñ Tuubaa gi ngir teewlu si njàng mi ak li nga xam ne yëpp ànd na ak moom ci bis bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moom moo ko defar moo ko santaane moo ko digle ànd kook murit yi boobu ba léegi muy tawféex joo xam ne am nañ ko ci lool. gis ngeen tamit ñi nga xam ne ñëpp ñi ngi teew ànd kook moom rakkam yu baax yi ñoom ñëpp boo limee da nga ci fàtte ñenn waaye ñoom ñëpp saa su ne ñi ngi ko ànd ak moom di ko dundal ñu koy ñaanal kon mu yàgg fi lool te ànd ak wér. Hizbut Tarqiyyah mu féete la ko liggéey boobu ay kuréelam di ko ay loo tey nag kuréel bi ñu duppee kuréel sëñ Mayib moom ñoo ay njàng mi ci kanamu sëriñ bi ak ci kanamu kilifa yi kuréel gi ngeen dégg muy yëkkati xasida yi di xaar kilifa yi yegsi mooy kuréelu Mafatihul Bichri bu daara Hizbut Tarqiyyah bu Mbàkke kon loolu mooy programme tey nag am na soppiku goo xam ne bëgg nañ leen ko jottali tey muy loo xam ni suñu mbokk téléspectateurs yi ak internautes yi ñëpp ñu ngi ko doon laaj muy waxtaan wi nga xam ne dañ ko daan faral di def ci français ginnaaw bu ñu defee waxtaan njàng mi ba noppi fexe nañu ba léegi danañ ci dugal yeneen ñaari langue internationale lu mel ne anglais lu mel ne arabe nga xam ne balaa ñuy jàng ci la ñuy jël ñoom ku ci ne jël benn bunt ci benn xasida ñii leeral ko ci arabe ñii leeral ko ci anglais kon loolu mooy soppat bi nga xam ne am na fi muy loo xam ne tamit jëwriñ daara ji moo ci joxe ndigal Sëñ Youssou Diop ngir rek gën a yaatal liggéey bi mu jat daj fépp waaye dëppoo nag li nga xam ne naka jekk mébét la woon moo xam ni nit ñi ngi ko doon sàkku loolu moo waral tey ma dalal kenn koo xam ne yéen ñëpp xam ngeen ko muy sëñ Pape Assane Diouf am naa dañ koy mu wax bu gaaw ndax moom it ma nga amaat liggéey beneen muy taxawu kuréel gi ngir rek mu sànni ay kàddu en anglais ngir jottali ñi nga xam ne ñoo ne ca sore sa tey làkk anglais ñu xam ne kon waxtu wi seen waxtu lay doon incha allah saa yuñ ci tolloo danañ ko def mu jël bunt ci xasida yi leeral ko ci anglais ñu jëlaat bunt ci xasida yi leeral ko ci arabe mu dolli ko ci li nga xam ne mooy programme bi ñuy def ginnaaw bu ñu jàngee en français kon loolu mooy programme bi kon ma jox Papa Assane mu jotti leen kàddu yooyu incha allah. Assalamualaikum Serigne Mansour. In the name of Allah, the Clement, the Merciful, peace and blessing be upon his Prophet Muhammad, his family and his companions.
That's a great pleasure today to be here in this important event, Al-Mashrabu Safi min al-Manbahi Shafi, as you said, meaning the pure fountain emanating from the healing source. Sayyid Mansour, as you know, before I start, I'm going to congratulate the Muslim community, starting by Sheikh Maudul Muntakha Mbake, the General Khalif of Murids himself, and after that, all the Muslim brothers from all over the world. This is an important occasion, Al-Mashrabu Safi. As the name means, you know that Sheikh Ahmadou Bamba is a source of benediction, a source of purification, a sort of spiritual perfection. That is why in this occasion of the holy month of Ramadan, Sheikh Muhammadul Muntakha has initiated an important thing, gathering all the family of Sheikh Ahmadou Bamba, the Murid disciples, and even if the Murids, the Muslim community from all over the world, around something very important, the literary production of Sheikh Ahmadou Bamba. So that will be an occasion for us to come here every day now to take one of the writing, the panegyrics of that holy man, the panegyrics that are full of blessing, full of teachings, but also to speak about the techniques that Sheikh Ahmadou Bamba himself has used. He was an outstanding writer. He has written in many aspects between worshipping God, showing the uniqueness of our Lord Allah, showing how almighty He is, Allah I mean. After that, going to the Holy Prophet, the Messenger Muhammad, peace and blessing be upon him, showing us his spiritual rank, how higher that man is, his companion, his family, the blessing related to the mission of the Prophet, etc. After that, you have also some important aspects of the message itself, and some important knowledge about Sheikh Ahmadou Bamba himself, the favors he has taken from that mission he was doing between Allah and the Prophet. So globally, this Mansour, this is what we are going to start from today. And every day, my fellow brothers of the English channel will come here in front of the Muslim community to take one aspect of the literary production of Sheikh Ahmadou Bamba, if not one qasaid. You know, the qasaids are important. They are full of things, full of knowledge, but also full of favors, full of benediction. That is why, as you said, the moral responsible of Hizb ut-Tarqiyyah has found that it is an important initiative to show the community the real message that we have in the writing of Sheikh Ahmadou Bamba. So globally, from now on until the end of the month, every day we will have some few minutes to take one aspect of that message. Thank you. jërëjëf Papa Assane defe naa ni kon ni mu ko Pam Assane waxee kon naka jekk kon incha allah li daale tey da ngeen am bunt boo xam ni danañ ko waxtaan ci anglais moom day jiitu nag njàng mi su ko defee gis ngeen sama wet tam sëñ Abdoulaye Niang moom tamit loolu moo ko andi am na liggéey boo xam tam war na ko def ci xasida yi ci wàllu arab loolu tamit di langue yoo xam ne ku ne xam ne ni àgg na fu ne ci biir réew mi ak bitim réew kon loolu tamit moo tax dab bànneexu li nga xam ne mooy sàkkuteefu internet yi di càkkuteefu murit yi di càkkuteefu ñi nga xam ne ñëpp ñooy safool yi moo waral ñu dugal ci loolu kon defe naa Papa Assane tey nuyoo bi dana doy waaye incha allah bu ñu deneen yoon danañu andil génn xasida goo xam ni moom nag daf ko ànd ak ni mu ko waxee ñi nga xam ne ñëpp ñooy yëngu ci wàllu anglais su ko defee muy doon liggéey boo xam dana am solo kon Papa Assane mën naan la bàyyi nga wéyaat ci liggéey bi su ko defee ñu jël ki nga xam ne mooy sëñ Abdoulaye Niang moom tamit defe naa ni kenn du leen ko présenté waaw kay kon Papa Assane baax na mën nga dindi kii bi waaw jërëjëf. kon sëñ Abdoulaye ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar bu baax di bëgg lool ci sa teewaay fii tey muy liggéey boo xam ni naka jekk dañ ko mës a ànd lii da ciy beneen tomb rek waaye naka jekk mësuñu tàqalikoo ci biir liggéey bi sëñ Tuubaa bi kon li nga xam ne kon mooy moo waral jataay bi kon wax nañ leen ko li dale tey dañu bëgg yaatal liggéey boobu ñu doon def ci xasida yi ci français gannaaw njàng mi dañu bëgg dolli ci liggéey boo xam ne danañ ko def ci anglais danañ ko def ci arab liggéey boobu jëm ci arab nag moo waral ñu dalal ku mel ne sëñ Abdoulaye Niang mii nga xam ne kenn du leen ko présenté ti ngir mu jottali kàddu yoo xam ni mooy wane ne bis ni ki tey loolu dana tàmbali moom nag dafa def sax jéego yu gën a gaaw
ndax moom yamul ci présenté ak wax ne day tàmbali waaye tànn na bunt boo xam ne dana ko waxtaan ci Jazbul Qulub su ko defee mu doon loo xam ni mooy séq njàng mi moom dana tàmbali ak waa anglais itam tàmbali su ko defee bu njàng mi àggee nag ñu jëlaat bu français bi kon sëñ Abdou Lahad bisimilah. bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama ala mawlana alhaadi al amin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabiahum bi imanin wa islamin wa ihsan ila yawmi ddin siyadat almushahidin li qanati almuridiya tv mubasharatan min maqarri min maskani cheikh alxadim nuxayikum wa nuqaddimu ilaykum atyaba altahani bimunasabati shahr ramadan almubarak hada alchahr alladi yatamayasu fi hadihi almadinati almubaraka biqiraati alqurani alkarim wa qiraati aydan alqasaid alxadimiya xilala شهر رمضان بعمومه ونحن اليوم إن شاء الله تعالى كما تفضل به الأخ الكريم شيخ منصور سك إننا إن شاء الله تعالى قد سبق أن كنا بدراسة القصائد الخديمية باللغتين الرسميتين في البلاد يعني اللغة الفرنسية وكذلك أيضا اللغة الولفية بالإضافة إلى أن يكون العمل عملا شاملا وواسعا يصل إلى كل البقاع المعمورة في العالم إن شاء الله تعالى. فإدارة قناة المريدية تي في ترى من بين ما ترى إنها ستقوم إن شاء الله تعالى إضافة إلى ذلك إن شاء الله ستقوم بأن تعمل اللغة العربية أيضا واللغة الإنجليزية في هذا العمل الجاد إن شاء الله تعالى خلال شهر رمضان. في كل يوم تكون معنا إن شاء الله فرقة الإنشاد للقصائد الخديمية إن شاء الله. ولكن قبل البداية ستسبقها إن شاء الله تعالى أيضا دراسات تحليلية حول القصائد الخديمية باللغات الثلاث الإنجليزية والعربية والفرنسية إن شاء الله تعالى وكذلك أيضا الولفية. وفي البداية بعد التهنئة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا رمضان مبارك إن شاء الله لجميع المسلمين في كل مكان ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدها علينا سنوات عديدة إن شاء الله تعالى. في البداية كما قال الشيخ منصور سك اليوم نقدم إليكم يعني فصلا وجيزا أو دراسة وجيزة حول القصيدة المشهورة المعروفة جذب القلوب. وهذه القصيدة من بين القصائد الثلاث التي كتبها الشيخ على نمط واحد على أسلوب واحد وهي مقدمات الأمداح وكذلك أيضا المواهب النافع وجذب القلوب. كل قصيدة من هذه القصائد الثلاث التي ألفها الشيخ ألفها على منوال واحد بمعنى في البداية يحمد الله سبحانه وتعالى حمدا يفوق الوصف والصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا ذكر شيء من سيرته العطرة بداية من ولادته ومرورا بغزواته وانتهاء كذا بالقرآن الكريم. يعني يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويذكر شيئا من معجزاته ثم من بعد يذكر بعض من غزواته مع صحابته الكرام وفي النهاية يذكر الإسراء والمعراج ثم يختم بذكر فضائل القرآن الكريم. هذا وكذلك أيضا في جذب القلوب وكذلك في مواهب النافع وفي مقدمات الأمداح. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى لقد ابتدأ الشيخ بالحمد لله الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم. في هذا البيت الذي نكتفي به إظهارا أن الشيخ يمدح الله سبحانه يحمد الله سبحانه وتعالى. قد بدأ بالقول الحمد للحق المبين يعني الحمد العلماء يقولون إن كلمة الحمد كلمة تتضمن يعني أربع صفات بمعنى من الرب إلى الرب من العبد إلى العبد من العبد إلى الرب من الرب إلى العبد بمعنى الحمد من الله إلى الله والحمد أيضا من العبد إلى العبد لله لأن كل عبد يحمد ويشكر عبدا آخر لنعم من الله سبحانه وتعالى. إذن الحمد هذا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الحمد من الرب إلى الرب لله والحمد من العبد إلى العبد لله والحمد أيضا من الرب إلى العبد لله والحمد أيضا من الرب إلى العبد كل. ولهذا يقال
أنواع المحامد الأربعة لله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ الحمد للحق المبين من كونه لي يبين. لقد كان الشيخ قال في هذا البيت بوضوح إن الله سبحانه وتعالى معه، إن الله سبحانه وتعالى معه على الكتاب المستبين، يعني على الكتاب الكريم. الشيخ يلازم قراءة القرآن الكريم في حركاته وسكناته. إذن بدأ الشيخ بحمد الله سبحانه وتعالى في القصيدة. وفي القصيدة إذا كنت تواصل تقرأ وأنت ترى مدى محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يذكره ويصلي عليه دائما. انظر إلى هذا البيت: صل على من جعل قطب الوجود حين حل وآله ذوي النحل وصحبه وكرم. هذا البيت نكتفي بإظهار لأن أن الشيخ يصلي على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل مرة ذكر مع ذكر اسمه صلاة، يعني صلاة تقابله، صلاة لا يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا ذكر صلاة تقابله. يا صل على من جاء قطب الوجود. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرئيس وخاتم النبيين وإمام المرسلين. كل ولي يجعل النبي المصطفى قدوة له أسوة. ولهذا يقول الشيخ صل على من جعل قطب الوجود حين حل وآله ذوي النحل. يصلي على النبي ويصلي على صحابته الكرام وكذلك على آله يعني من بني قريب من آله المؤمنين. لأن كلمة الآل إن كنا في مقام الزكاة أقرباءه من بني هاشم، لكن في مقام الدعاء كل مؤمن يدخل في هذا في لأن كل مؤمن يعني فالنبي هو نبيه ورسوله. إذن في مقام الدعاء يشمل كل مؤمن وكل مسلم. إذن وآله مع صحابة الكرام. سيد منصور إن شاء الله تعالى بما أننا نفتح يعني هذه الحلقة نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وفي البداية وفي المستقبل إن شاء الله سوف نواصل الدراسات التحليل حول القصائد الخديمية إن شاء الله تعالى في هذا الوقت بالذات إن شاء الله تعالى. ونذكر سيادة المشاهدين لقناة المريدية تي في إن شاء الله فإدارة القناة تقوم بإضافة اللغة العربية والإنجليزية كما كانت معروفة. اللغة الفرنسية والولفية كانتا تعملان خلال السنوات الماضية، لكن في هذه السنة سوف تكون اللغة العربية والإنجليزية تعملان مع اللغتين السابقتين الفرنسية والولفية إن شاء الله تعالى. إلى هنا نكتفي بهذا القدر ونسلم إليكم الميكروفون. مع السلامة. بارك الله فيكم. shukran sëñ Abdoulaye Niang kon leen ko déggee kon sëñ Abdoulaye tàmbale na tey lii nag liggéey bu nar a wéy la incha allah. mooy dana am saa su ne balaa njàng mi di tàmbali ñaari bunt yoo xam ne danañ ko jël ci wàllu anglais ak arabe su ko defee bu njàng mi àggee nag ñu door a jëlaat buntu français bi nu mu daan demee loolu kon mooy liggéey bi nga xam ne yaatalaat nañ ko ngir rek mu gën a jotal ci ñëpp. kon ñi ngi nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy door a dab nii di sant bu baax te fas yéene jottali leen programme bi nga xam ne tey waa kuréelu bi nga xam ne moom lañ duppee Serigne Mayib ñoom ñoo war a yor njàng mi diggante xasida yi ak daajtan lay doon. sëñ bi bisimilah waxal tur bi ba pare. Moussa Seye bisimilah asalaamaaleykum. ginnaaw ba ñu sante yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ñu ngi nuyu mbooleem ñi nga xamante ni ñoo nekk ci barab bi yëpp te di leen ziar di ci jiital sëñ Muntaxa di ko ñaanal suñu borom subhaanahu wa taala yàggal ko fi lool. di nuyu mbooleem ñi nga xamante ni ñooy suivre télé bi yëpp rek daan ci biir réew mi ak bitim réew di la nuyu di la ziar sëñ Mansour ak mbooleem ñi nekk sa ginnaaw ñëpp. kon tey programme bi nga xamante ni moom la kuréel Serigne Mayib Gueye Dakar andi mooy ñu koy tàmbalee ci xasida Jazbul Xulub daaju Serigne Mayib Gueye jeexalee ko xasida Lam Yabdu daaju seen Tafsir Diop teg si ñaan bi farit bi jaahil Moustapha. waaw kon loolu moo nekkoon tey programme kuréel Serigne Mayib Gueye Dakar. jërëjëf sëñ bi mel na ni kon xasida yi du bare ñett lay doon ndax guddaayu xasida gu mel ni Jazbul Xulub moo koy waral. kon ñu koy sant bu baax ci programme bi nga xam ne andil nañ ñu ko fas ko yéene tey jàng ci biir salle bi ci kanamu kilifa yi loolu mooy programme bi nga xam ne tey moom lañ leen andil ci ñeenti fan ci weeru ci weeru Ramadan fii ci kër Sëñ Touba gi féete ci sowu jumaa ji. kon dégg ngeen kon Pape Assane Diouf ni ma ko waxee woon sànq jottali na ay kàddu moom dafa def rek annonce de programme wane rek ne incha allah bu lu fu juróomi waxtu jotee. te ba teg fukki minute ak juróom muy 17h15 incha allah dinañ tàmbali desk anglais bi wala arabe bi rek bu kii jëlee keneen ki jël wala bu koy jëlee keneen ki jëlaat
loolu mooy doon programme bi nga xam ne danañ ko def ci diir bii balaa ñuy àgg ci njàng mi ñoom bu ñu noppee desk anglais bi waa arabe danañ jël ñu ci woo ñi nga xam ne ñëpp xam nañ seen bopp te bokk ci liggéey boobu maa ngi koy woo ku mel ne sëñ Seydou Sy moom moo jiite liggéey boobu ci ñi nga xam ñoo yor anglais bi ñi nga xam tam ñoo yor arabe bi bari na ñoo xam tamit yàgg nañu jëflante ak ñoom loolu bàyyi nañ ko ci loxo ku mel ne sëñ Lamine Diouf incha allah ak man mii ma ko àndal moom danañ fexe ba fuñ ci toll rek ñi war a ñëw dinañ ñëw jottali fi xam-xam boo xam ne ñi jàng arabe dinañ ko mën a dégg ñi jàng anglais tamit dinañ ko mën a dégg ñi dégg français tamit dinañ ko mën a dégg muy njariñ li nga xam ne moo dëppoo rek tur bi nga xam ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké jox na ko barab bii al mashrabu safi min al manbai shafi kon loolu moom fu rootukaay boo xam ne ñëpp ci war a mandi ñëpp ci war a jariñ moo waral ñu yaatalaat dolli ci anglais bi dolli ci arabe bi mu fekk si français bi ak wolof bi nga xam ne naka jekk amoon na fi kon sans plus tarder nous allons faire une petite synthèse en attendant l'arrivée de toutes les autorités dans la salle. En ce 4e jour du mois lunaire de Ramadan, nous sommes toujours au même lieu pour les mêmes raisons. C'est la déclamation des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba confiés à Hizbut Tarqiyyah dont les groupes de chanteurs se relaient chaque jour. Aujourd'hui, c'est le groupe dénommé Kourel Serigne Mayib. Serigne Mayib, un grand chanteur, une icône de la déclamation des écrits de Cheikh, un des grands disciples qui ont été les pionniers dans ce domaine. Et c'est pour nous attirer la baraka de cet homme qui a œuvré pour Cheikhoul Khadim que nous avons pris le parti de confier, de baptiser ce Kourel du nom de Serigne Mayib Gueye. Il y a aussi que dans le programme, nous avons aujourd'hui une innovation de taille sur recommandation de notre responsable moral, Serigne Youssou Diop. Nous allons aujourd'hui, à partir de maintenant, il y aura des rubriques qui seront bien représentées. L'anglais sera représenté, l'arabe sera représenté, à côté du français et du wolof. Cela va élargir, n'est-ce pas, l'éventail de ceux-là qui nous suivent. Et c'est pourquoi vous avez suivi aujourd'hui ce point qui a été fait par Papa Assane Diouf. C'est le premier point. C'est une prise de contact simplement pour annoncer que désormais, à partir de 17h15, ce sera le desk anglais. Et à partir maintenant de 17h22, 7 minutes ou 8 minutes après, c'est le desk arabe qui va prendre le relais et qui va également faire une sortie et une prestation pour éclairer des écrits du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. C'est l'innovation de taille en ce 4e jour du mois lunaire de Ramadan. Et vous verrez donc que ce sera un programme qui de plus en plus va s'enrichir. Plus les jours passent, plus il sera enrichi, mais au grand bonheur de tous ceux-là qui nous suivent, parce que nous avons une dette, n'est-ce pas, de satisfaction envers de tous ceux-là qui sont des aficionados de Hizbut Tarqiyyah, de Mashrabou Safi, dirait-on, puisque c'est un programme commun autour duquel il y a tous les frères condisciples et l'objectif, il est unique, quel que soit le groupe auquel chacun appartient, mais la volonté est la même, c'est satisfaire à ce que Serigne Mountakha Mbacké, n'est-ce pas, a demandé, faire en sorte que ce qu'il veut se transforme en réalité. C'est pourquoi de plus en plus on parlera de Mashrabou Safi. C'est devenu, n'est-ce pas, une marque, c'est devenu une présence, c'est devenu une réalité, mais autour de laquelle, n'est-ce pas, tous les mourides, tous les disciples, tous les musulmans gravitent au grand bonheur, n'est-ce pas, de l'islam, puisque c'est l'islam qui en sort grandi, ragaillardi, revigoré, parce que simplement l'objectif est de faire en sorte que ceux-là qui vivent le Ramadan ne sentent pas ses rigueurs, mais qu'ils l'associent à ce pourquoi le Coran disait que ce Ramadan ne vous a été prescrit que pour revigorer votre crainte révérentielle. Et c'est dans ce sens que le vénéré Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké a pris ce programme, a pris l'initiative de démarrer ce programme. Évidemment, c'est un temps qui nous reste encore pour présenter, mais vous verrez que plus les choses avancent, plus tout ce temps-là sera consacré, n'est-ce pas, aux sorties en anglais et les sorties qu'on fera en arabe. C'est donc une innovation de taille que vous allez vivre en même temps. Je rappelais également que le groupe qui était en train de déclamer demain, dehors, en attendant l'arrivée du Khalif, mais c'est le Kourel dénommé Mafatul Bichri de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Mbacké. Et il y a à l'intérieur de la salle, attendant patiemment que l'heure arrive,
il y a le kuréel dénommé Serigne Mayib Gueye, Serigne Mayib, dont j'ai parlé un peu, et je vous ai donné un aperçu de cette icône de la déclamation des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà donc pour un programme qui, chaque jour qui passe, n'est-ce pas, va en se renforçant, en se renchérissant. Et inutile de vous dire que la salle est déjà pleine, elle est archi pleine. Et nous voyons sur les images le Khalif, n'est-ce pas, qui est proche, qui est dans son véhicule et qui s'apprête à entrer dans la salle. C'est également un autre point d'honneur, un autre point de baraka, une bénédiction sans commune mesure que nous allons encore avoir ce jour-ci. Et nous voyons donc les lieutenants qui sont là du Khalif, Serigne Youssou également, le responsable moral, et tous ceux-là qui sont à côté de lui pour l'exécution de cette tâche. Sans plus tarder donc, nous allons vous laisser vivre, vous délecter de ces images qui font un véritable baume au cœur. L'arrivée du Khalif qui sera dans la salle, et dès qu'il mettra pied dans la salle, la déclamation va démarrer, Inch'Allah, et nous reviendrons après pour une sortie sur les Khassaïd. Aujourd'hui, par anticipation, nous avons prévu de parler de Farid Bidja El Mustafa, et ce sera dans 1 heure, Inch'Allah, et nous reviendrons pour vous transmettre tout ceci. Zaka